mbokk ñu jóge ci loolu dem ci leneen lu am solo muy wàllum éducation njàng mi ak njàngale mi ce sera tout de suite ak Serigne Fallou Sil ak ganam yi nga xam ne ñoom ree lañ fi nekkee ree. Serigne Fallou tey lan nga ñuy indil ci li nga xam ne moom mooy rubrique éducation. voilà jërëjëf soxna Jojo. tey ñu ñëwaat rek ci rubrique éducation ci njàng mi ak njàngale mi mu nekk loo xamante ni tous les mercredis dañ ciy waxtaan. mu nekk lu soxal askan wi. ndax nee ñu am njàngale dafa am solo lool ci am réew te it am njàng ak njàngale nekkul lool gouvernement rek moom moo ko war a doxal ba tax na tey ñu am mbégte lool di dalal sur le plateau waa Action Humanitaire Sénégal mu nekk benn association boo xamante ni ñu ngi nekk ci Tëngéej ñoom nag dañoo jóg ngir jàppale ñi nga xamante ni ay gone lañ wala ñi nga xam ne dañuy jàng te seen loxo jotul seen i ginnaaw waaye tamit yeneen bërëb yi nga xamante ni dañuy yittewoo ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy war a jàngee te amuñ ko ñoom ñu jóg di ci taxaw loolu ci matériel yi nga xam ne dañ koy soxla ci la loolu tamit bërëb yi nga xam ne dañ ciy jàngee ci la waaye loolu lépp duñ ci xuus bu baax a baax ndax am nañ gan goo xam ne teew na sur le plateau danañ ci mën a ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo muy Jacqueline Awa Diawara moom nag ci association la bokk chargé mu yor li nga xam ne moo di commission sociale bi Jacqueline maa ngi leen nuyu. di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp Jojo ak ñaari soxna yi ma fekk Biba ak Momi soxna Momi. Sëñ Fallou. Sëñ Fallou autant pour moi maa ngi leen gërëm bu baax ci d'accord. dëgg la voilà Jacqueline tey mën nañu yaa yor yaay chargé de commission sociale. ci li nga xam ne moo di Action Humanitaire Sénégal. tey seen association bi wala seen mouvement bi muy jóg di dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ñi yëngatu ci wàllum njàng meek njàngale mi. tey bala ñuy tàbbi ci loolu ndax mën nañu xam taarixu maanaam ci tubaab histoire wala historique gu création li nga xam ne moom moo di mouvement bi léegi. waaw Action Humanitaire Sénégal. dafa nekk kuréel boo xamante ne dañuy dimbali ndaw ñi. gone yi les enfants en particulier ak seen bopp. ak suñu bopp wax mën naa ne suñu bopp aussi mais suñu cible particulière mooy xale yi. les enfants xale yi jàng. ak les enfants malades les enfants talibés ñooñu ñoo nekk suñu cible principale mais en plus de cela dañuy dimbali ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw waaw loolu moo nekkoon bu Action Humanitaire Sénégal. d'accord moom kañ lañ ko créé. Action Humanitaire Sénégal biñ ko créé yàggul. ñu ko créé le 1er juillet 2017 bi. mais avant boobu ñu ngi doon def mën nañ ab liir la bébé la waaw bébé boo xamante ne instant bi day nàmp biberon. waaw d'accord instant bi Action Humanitaire pour luy soog a door la. mais avant boobu. ñu ngi doon def ay action mais boobu créé gu ñu woon bureau bi. waaw mais le 1er juillet bi 2017 lañ koy soog a créé. d'accord kan moo njiit li. njiit bi mu ngi tudd Ababacar Sadikh Badji. moom mooy président Action Humanitaire Sénégal. ok. d'accord mu mel ni liir bi door a judd la waaye liir boobu dafa mel ni est-ce que jot naa defa gumi ay jéego ngir jàppale ñi nga xam ne ñoom ñoo di ndaw ñooñu ngeen di wax wala yenn école yi wala yenn xale yi nga xamante ni jamono bi dañuy bëgg a jàng mais mënuñoo jàng wala soxla ay jumtukaay. exactement sëñ Fallou. parce que yaakaar naa ne suñu action yi ñu jot a def dañuy dem ci école yi dañuy def ay remise de prix dañuy xool les meilleurs élèves. dans le département de Rufisque et plus particulièrement dans le département de Rufisque mais aussi ci yeneen régions yi parce que dañ ne Action Humanitaire Sénégal. donc Sénégal gi yëpp la ëmb. donc du ñu yem donc ci département bi ñu dëkk muy Rufisque dañuy génn ci régions yi comme par exemple dans la commune de Diourbel plus particulièrement la commune de Kër Samba Kane. lan ngeen fa jot def. dañu war a instant bi dañu nekk di collecter 2400 kits scolaires. pour kits scolaires sac la. bu def ay bagages. cahier bic. fourniture en quelque sorte loo xam ne gone gi dana ko soxla daal pour jàng dinañ ko soxla pour seen jàng. instant bi loolu lañ nekk di collecter. 1500. 2400 waaw ñaari junni ak ñeenti téeméer. ak ñeenti téeméer kits scolaires. pour bërëb boobu la rek wala pour. pour la commune de Kër Samba Kane parce que dañ ne commune de Samba Kane. am na 57 villages. léegi 57 villages yooyu dañoo choisir benn village boo xamante ne dafa tudd Guy Dog. Guy Dog am na 12 écoles primaires. léegi 12 écoles primaires yooyu moom lañ ciblé instant bii nii. pour ouverture octobre bi. léegi 2400 kits yooyu la ñu war a collecté
pour yóbbu ko ci 12 écoles primaires yooyu nekk ci village de Gouye-Dog. nga xam da ngeen bëgg élève bu ci nekk mu am kit scolaire am pour mën a jàngam mën a nekk ci anam yu rafet daal pour mu mën a terminer année scolaire bi en beauté. voilà gis nañ ne seen association bi yooyu nekk Tëngéej. lan moo waral ngeen dem ba Kër Samba Kane nga xam ne daanaka ca région de Diourbel la bokk. exactement voilà ngeen bëgg fa def lu ni mel. waaw parce que ci ay fan yu néew. wala da ngeen def étude ba jàpp ne. dañ fa demoon. parce que dañ fa amoon benn malade bu ñu waxoon parce que daanaka sànq nee naa la action humanitaire yàgg nañu def ay jéego. mais amaguñu woon instant boobu bureau. daan nañ def ay action ci région yeeg yëpp léegi ñu proposé ñu benn malade bu nekk foofu. malade bi dafa soxla woon chaise roulante. léegi ñu def collecte bi jëndal ko chaise roulante boobu yóbbu ko. d'ailleurs bi ñu demee foofu ci lañu waxtaan ak population bi ñoom ñoo ñu xamal ne. foofu xale yi. seen jàng demeewul noonu. donc instant bi ñoom si lu ñu leen mën a dimbalee rek donc loolu dina mën a nekk surplus yu ñoom parce que seen doom yi seen jàng des fois da ngay gis xale boo xam ne day jàng bàyyi parce que parents yi. duñu am moyen yoo xam ne dinañ leen mën a dimbali pour ñu àggali seen jàng. léegi nag loolu moo taxoon suñu kuréel bi ñu ne woon dañuy def collecte 2400 kits yooyu pour mën a dimbali commune de Kër Samba Kane. voilà léegi ci 2400 kits yooyu noonu su ngeen ko collecté. est-ce que jàpp ngeen ne lu ni mel dana mën a mat parce que octobre le 9 octobre l'école di ubbi. est-ce que am na lu ngeen si jot a amagum wala jàpp ngeen ne balay booba dana mën a tàmbali wala da ngeen bëgg bu école tijjee au fur et à mesure ngeen di jox. instant bi commencé nañ collecte bi. amagum nañ quelques collectes. mais dina am ñoo xamante ne ni c'est des partenaires dañuy dimbali. dañuy dimbali ñun tamit suñu bopp comme par exemple tey man Jackie dama nekk marraine boo xamante ne ni damay collecter 10 kits. 10 kits yooyu aussi mën naa collecter plus. mais sama objectif mooy ma am 10 kits scolaires. aussi soxna moom it mën na nekk marraine moom it mu collecter 10 kits scolaires. wala plus léegi ci collecte boobu noonu. dañuy moom noonu lañ koy defaree pour mën a. dajale 2400 kits scolaires yi. plus suñu partenaires yi ñuy dimbali. loolu moo waroon tey ñu ñëw fii Lamp Fall TV. pour mën a defaale annonce bi. pour gars yi ñu war a mën a dimbali bénévole yeeg yooyu ñu xool nan la ñuy dimbalee ci. d'accord mu mel ni action humanitaire la bu am solo ndax am njàng ak njàngale dafa am solo ci réew. ndax sànq ni ma ko waxee ci njëlbeen gi rek am na ci lool cim réew dafay war état mu def ko. mais tamit état bu demee ba foo loo xam ne defu ko dana war tamit population bi ñoom ñu dugal ci seen loxo. ba tax na lii c'est une action noble. mais tamit am na ci loolu il faut que ñu laaj leen ko ndax yéen gis ngeen ne état bu Sénégal ni mu war a def dëgg ci éducation mu ngi koy def ndax bu fekkonte ne loolu am na est-ce que dana dem ba ay nit jóg di dajale ay kits scolaire dem di ko jox ay gone pour ñu mën a jàng. waaw ci loolu question boobu nga ma laaj. maire bu commune boobu. maire bu commune de Kër Samba Kane mu ngi ñuy dimbali bu baax. ci collecte boobu doon. ndax moom it parrain la. donc yaakaar naa ne état bi mu ngi ciy def ay jéego aussi. voilà. d'accord ma bële nag. mu nekk lu am solo Jacqueline Awa Diawara mooy sa gan tey ci rubrique éducation nekk soxna soo xam ne soxna su am maanaa la ci li nga xam ne moom mooy société sénégalaise. alors ñu waxtaanee tey ab action sociale boo leen bëgg a def. ngir ay ndongo daara yoo nga xam ne ñoom ñoo nekk te Kër Samba ñoo xam ne nekk nañ ci zone bu xaw a reculé ci capitale bi nag parfois njàng mi day sooxe ndax xale yi du ñu am matériel bi nga xam ne moom lañu soxla maanaam ay kaye ak ay livre ak ay big ak ñoom seen ak i crayon. alors ngeen bëgg am lu tolloog 2400 ñaari junni ak ñeenti téeméeri sac boo xam ne day fees dell ak matériel li nga soxla nga daal di ko ci am. sànq maa ngi lay tooñ laataa ñu ñëw ci action sociale bi ci association yi nga xam ñi ngi fleurir partout. association contre nangam association pour nangam association jàppal ma jàpp association xëccal ñor di nga téye association xam nga langal fii bari na daal. mais kii di reetaan Jacques nee ko mu xam. waaw dina la bàyyi yow dina la dafa xam fi ma jëm see soxna Alimatou dafa mel ni association yi. ñoom maa ngi koy tooñ sànq naan ko ngeen dimbale xale yi ak seen bopp association yi bari na de balaa ñuy dugg nag ci thème Serigne Fallou bi éducation bi association yi ñu xaw la laal foofu bari na ñu ngi fleurir de partout ñu jàppale xale yeeg
jàppale handicapé yeeg jàppale bari na loolu c'est vrai que ay mission yu noble ay action yu noble mais seen bariwaay est-ce que dafa am lu nekk ci suuf est-ce que du ngeen ciy jàppale seen bopp parfois te xale yi lañ ci taamu. waaw action humanitaire Sénégal de yaakaar naa ne soxna Jojo bu fekkoon dañ ciy dimbali ñun suñu bopp kon yaakaar naa ne ku ci nekk di nga yor sa oto bu bees pour di ko dawaa affaire yi kon ñëw na. non ñëwul non dara amu ci Jacques yi parce que ñun suñu jëmu bopp Jacques yi affaire yi àndoon mu ànd. soxna ànd ak na Biba mburaake ak i woggu suusal waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla parce que ñun suñu jëmi bopp dañuy def chaque membre da ngay cotiser parce que xam nañ ne kees dara du ci am parce que à chaque fois dañuy wax ay problèmes yoo xamante ne nit ñi dañ koy jànkonteel donc loolu moo taxoon ñu ne dañuy cotiser ñun suñu biir chaque mois membre bu nekk da ngay def 500 francs wala loo am lu ko ëpp nga cotiser ko léegi ci kaw seulement tey may wax ak téeméer lu ma su ma ci génnee jënd ci li ma gën a bëgg gerte caaf mu jeex waa téeméer bëri na bëriwul mais boo defee ngeen am membre yu bëri. buñ ko defee dañuy am nañ ay membres yoo xam ne dañuy ñëw di adhérer dañuy gis publication bi via le net ci réseaux sociaux yi dañuy ñëw adhérer ngir rek pour jàppale action humanitaire Sénégal ak les personnes concernées. d'accord léegi nag ñu ñëw ginnaaw bi ñu la tooñee gësam la xam nga ñu ñuy seetlu yooyu noonu yërëmtal yooyu ginnaaw bi ñu la gësamee ba pare ñu ñëw nag ci action bi nga xam ne moo tax sëñ Fall dalal leen fi muy wàllum njàng meeg njàngale bi yaakaar naa ni bala ngay wax lan la nguur gi def pour man dinaa wax lan laa def également lan laa defal sama bopp lan laa defal sama askan wi donc loolu daf ci bokk jeunes yu xam dañuy engagé sëñ Fallu di jéem a fexe seen kéemtalaay kàttan seen dërëm mu néew ak mu bari ñu mën ko dugal ci liy doxal réew mi kon chapeau la ñuy tirer jeunes yi nga xam ñoom ñoo nekk ci action humanitaire Sénégal léegi nag ngeen dem Kër Samba bi nga xam ne Kër Samba Kane bi nga xam sëñ Fallou wax na ko léegi-léegi ciblage bi expliqué nga ñu lan moo tax ngeen tànn dem ci gox bu ni mel léegi nag man ma ñëw ci 2400 kits yi ngeen wax ndax da ngeen xayma nombre élèves yi fa nekk te soxla saako bu fees dell ak i bagage wala nan ngeen def ba ciblé 2400 kits scolaires waaw pour 2400 kits scolaires yooyu dañoo xayma nombre élèves yi nekk ci 12 villages ci 12 écoles primaires yi ñu xayma école élèves yi nekk CI ba CM2 parce que école primaire lañu moo nekk suñu cible dañu xayma élèves yi nekk de CI à CM2 léegi ci loolu la ñu sukkandikoo pour mën a collecter 2400 kits scolaires yooyu noonu léegi nag ma laaj la ci wàllum niveau bi xam nga Horizontes livre espagnol bi nga xam ne moom la élève classe 4e 3e bi soxla bokkul ak Sidi Erama bi nga xam ne moom la ki nekk CI soxla ci biir kits yooyu est-ce que niveau yëpp ngeen ci sóoraale wala ngeen ko def waa CI wala ngeen ko def benn niveau boo xam ne niveau bu toog la bu constant comme ni ma la ko waxee rek dañu choisir de CI à CM2 donc élève CI bi day am livre CI élève CP bi aussi ba ci élève CM2 bi day am ñoom ñëpp dañuy am nga wax ni ma dimbale la foofu da nga bëgg a wax ni marraine bu nekk ak classe buñ ko jox loolu leen ni dimbale xanaa non comme par exemple tey jii pour ñëpp mën a am pour ñëpp mën a am dañuy jël kit scolaire par exemple équivaut à 5000 francs 5000 francs mooy équivalent su kit scolaire kit scolaire bi dina 5000 francs waaw livre benn nañ waxante dëgg nag Jacqueline nag 5000 francs mënoo ci am sax horizon benn livre danga may ma kay jaratul ñaar fukk ak juróom de kay jaratul ñaar fukk ak juróom 32 pages day jam may ma àggali soxna jooju comme par exemple tey mën naa jël exemple si suñu secrétaire bi ma gunge mooy Idi Diop maa ngi koy saluer de passage borom reetaani moom par exemple tey moom parrain la dafay collecter 10 personnes yoo xam ne ku ci nekk soit da ngay joxe 5000 francs ñu jël ko jëndee ko kit scolaire wala soit yow bu la neexee nga indi sa don en nature soit cahier livre bic fourniture daal en quelque sorte nga indi ko su la neexee comme ni ma ko waxee da ngay joxe soit xaalis wala nga indi sa kit scolaire parce que am na ñoo xam ne ñoom loolu lañ préféré ñu bañ a joxe xaalis ñu joxe don bi moom loolu la ñuy gën a préféré loolu la ñuy gën a préféré comme li kii wax joo wax léegi loolu noonu c'est-à-dire niveau yi xam nga ki nekk CI ba CM2 CE2 ñoom seen ak yooyu nduroowul kii bi bokkul quoi en plus livre yi ñuy soxla bokkul ak yooyu nan lay demee ba kii am bi wala da ngeen di wax nit ki da ngeen koy soufflé ne ko dañoo bëgg nga dimbali ñu mais classe bii nga bëgg la ñu bëgg nga dimbali ñu ci kii non duñ ko lool ci dara exiger ñu ko ci dara moom lu mu am rek la leen jox lay joxe après ñun ci soit xaalis bi ñuy yor wala
xaalis bi ñu yor si la ñuy jëndee livres yi nombre de livres de CI. nombre de livres de CP jusqu'au CM2. ci noonu xaalis boobu ñu yor ci lañ koy jëndi. léegi beneen bi ma bëgg mooy que ni tout à l'heure yéen a ngi wax ni da ngeen di cotiser ak yooyu noonu. cotisation bi c'était avant ngeen yi am. bureau la parce que mën ngeen autosaisir ci wàllu garaawul ku nekk indi li nga yor xaawa di muy li ngeen di joxe mensuellement yaa ngi dégg mais dem ngeen tey ba teg bureau partenaires yi leen di jàppale fonds yi da ngeen am bailleur fan ngeen koy jëlee à part dons yi jàppale yi nga xam ne yéen a ngi koy am bon am ay bàyyi defal yàlla rek la ñu am amul bailleur bu mag ay bénévole xamoo leen amaguñu ay ONG yi nag da ngeen jàppale amaguñu ay partenaires ci ONG yeeg extérieur mais am na ñoo xamante ne dañuy dimbali comme précisément dans la commune de Rufisque am na ñoo xam ne tout le temps bu ñuy def suñuy action sociale ñoom dañuy proposer nekk ay parrains comme ñu nekk ay marraines dimbali action humanitaire Sénégal ci loolu la ñuy sukkandikoo ak ñun suñu biir ñu jéem a dajale li ñu am def suñuy action dëgg la ayca pourquoi vous avez choisi les enfants CI CM2 ok CI ba CM2 pourquoi ngeen choisir waaye yamale ko ci couche boobu te instant pourtant bi surtout fi ngeen jël am na ñoo xam ne seen doole yamul parce que léegi yaa ngi wax 2400 yi aussi yéen a ngi wax 12 écoles yi parents yi seen loxo demeewul noonu te yaakaar naa du CI ba CM2 rek am problème secondaire yi aussi parfois dañuy jànkonteel ak jafe-jafe. exactement pour affaire secondaire bi aussi d'ailleurs dans la commune de Rufisque am na ay élèves secondaires yoo xamante ne dañ leen di suivre dañuy nekk si dañuy jàpp ci seen problème mu scolarisation seen problème mu fourniture donc am ngeen xaalis da ngeen di nelaw amuñu dara boo gisee amuñu dara madrasam bi sax nga xam ne am na déggal la alors mi ngi noonu ma bàyyi la ak soxna moom ak col bi sax dafa cher quoi dana ma ni kii la mi ngi noonu bañ a wax waaw ba tey baax na ba tey baax na xaalis waa action humanitaire Sénégal daal am nañu xaalis daal ci dindi tuuti rek daal ciy defal xale yi xam naa noonu la demee mais dañuy takkine en tout cas moom mooy ganuk Serigne Fallou Sil Galas Baye Mbène ci li nga xam ne moo di rubrique éducation soxna moom mi soxna Jacqueline Ngom waa ñu koy nuyu bu baax a baax di leen encourager ci liggéey bi cause bu noble la en tant que ay jeunes ngeen investir ci lu jëm ci wàllu humanisme di ngi leen ci encourager bu baax a baax yow sa ak sa collègue bi nga àndal mais également ak ñi bokk ci association bi yëpp di leen wax bon courage soxna moom tax nga tellement delloo kàddu bi noonu bi ma li nga ma jox nu mu tudd. doo ko laaj fii de. nu mu tudd laa wax. mu ne kon damay def fi. soxna Mariétou Kébé ngi fi amul ay njëkkëre mi ngi fa boo pare mu ne ma kaay jàll. fii du plateau damay lay nu mu tuddati sax xeetu bu ko waxu ndànk balaa ñeneen ñi di dem ci jumaa ja. mais li nga ma jox garaaw na mi ngi yàq sama concentration. alors mais Jacqueline ñëwaat ci benn question rek par rapport ak tey yeneen dem ci école yi. ñu daal di tax boole wu ne. si daara soxla nañ kii de te ku ne éducation boo ne école ni daara. nag wax nga dëgg de. ci daara yi la ñuy njëkk. instant bii nii. dañuy def chaque dimanche dañuy passer journée. ak daara yu bëri la ñu ciblé. parce que mois bi ñu génn. mois d'août bi. dañ doon def chaque dimanche dañuy dem ci daara def désinfection pomper leen seen daara yóbbu fa ay yére dàll eau de javel coton savon pour ñuy mën a pour hygiène. parce que yaa xam nañ ne taalibe yi fi ñu nekk seen fi ñuy béréb bi ñuy nekk ak ay alluwe yóbbu non yóbbuguñ fa daa ak alluwe mais nekk na si suñuy projet incha allah comme kit scolaire ngeen joxoon ngeen mais daara yi moom dañ ciy yëngu bu baax ak téere yooyu alors ma laaj ko benn laaj Sëñ Fall laataa ma koy bàyyi ak téléspectateurs yi ñu libéré ko da ngeen dem kër Samba Kane daal di xool askan wi xool ndaw ya fay jàngeel mu nekk seen problème bi nga xam ne war ngeen ci mën a taxaw pour mu mën a wàññeeku mooy kit scolaire ñu am matériel bu ñu jàngee mais est-ce que loolu ngeen di def ni action bu rafet bi ngeen di def suffire na à ce que xale yi mën a toog école comme ni mu parce que am na ay fléau yoo xam ne moom mooy yàq njàngum xale ji ni ko yenn ONG yi di waxee am na fléau yenn yoo xam ne ay yu nekk société bi la mi ngi yàq njàngum xale yi de manière générale góor ak jigéen moom mooy main d'œuvre bi ñu leen di utiliser ci tool yaak yooyu ñu dem dimbali seen i parents yi nga xam ne ñu néew doole parfois ci tool ya parfois xale yi dinañ bàyyi ndax pauvreté seen waajur yi ñoom ñooy faral du ñu mën a dem ci yenn malgré que l'éducation elle est un peu gratuite bu dee ci école publique bi la est-ce que li ngeen def ni yaakaar ngeen ni ça sera suffisant pour que xale yi mën a des école continuer jàng seen jàng ci action humanitaire yi ñuy def dañuy defaale sensibilisation dañuy sensibiliser parents yi
en plus de cela dañuy sensibiliser xale yi jigéen ñi surtout parce que yaakaar naa ne instant bi ñu toll mariage forcé yi bëri na ci cadre xale yi jigéen ñi donc loolu aussi parents yi lañ ciy gën a ñaax pour ñu bàyyi seen doom yi ñu dem jàngi donc yaakaar naa ne action humanitaire yemul rek ci dimbali mais aussi dafay sensibiliser waale très important sëñ Fallou. Ndioko Ndial. waaw am na solo trop di ko santaat ba di ko gërëm ci teewaay waaye tamit di santaat tamit ki nga xam ne moom nga àndal mu teew Idi Diop. moom mooy secrétaire général action humanitaire Sénégal. EG ñu ngi lay nuyu bu baax kon. voilà mais est-ce Nga koy ziar. que mi ngi signé Sidi dafa am fu ma xàmmee kanamam sax. damay xeex ak moom Idi dafa am fu ma xàmmee ci kanamam. signé bi si dama ciy xeex ak moom bu parce que baax léegi waaw j'imagine dama ciy borom xeex ak jàmm moom la. bu sois baax vigilante. mais sacré yàlla bi les publicités. néew ma leen di moom lay publicité. moo tax boo nee gaynde gi jaar na ne sax ak sëñ Fall ñu bàyyi la nga tàggatoo ak moom. ok voilà baax na kon soxna suñu bala nga tàggatoo. maa ngi lay remercier sëñ Fallou di remercier soxna Biba soxna Jojo ak soxna Momi di remercier téléspectateur Lamp-Fall TV di leen remercier surtout ci invitation bi ak dalal bi aussi parce que dañoo ñëw rek ngeen commencé di tooñ juste xam naa ne pour bañ ñu amee ay traga ak yooyu yëpp waaw sama genre bi waaw di remercier aussi secrétaire général bi ma accompagné di remercier membre action humanitaire Sénégal yëpp plus particulièrement suñu benn naataango boo xam ne mu ngi nekk ba Belgique moom mooy Ousmane Jean Bodian ci membre fondateur action humanitaire Sénégal la bokk yaakaar ne tey bu action humanitaire demee ba fii yàlla ak suñu borom moom def na ci loxo donc ak Moussa aussi il est chargé de la communication surtout moom moo facilité la invitation bi ba ñu mën a ñëw tey ci Lamp-Fall TV vraiment Moussa ñu ngi ak yéen Moussa Ciss ñu ngi ak yéen te chapeau machallah. merci à vous. La valeur n'attend point le nombre des années aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années loolu Pierre Corneille la waxoon yaakaar naa laajul ñu nekk mag ngir mën a liggéeyal suñu réew alors sëñ Fallou jërëjëf. merci beaucoup. Jacqueline ñu bàyyi la nga dem recevoir sa xarit. man bi mu ne Jacqueline sax je m'attendais pas à ce que mu def voile bi nii mais Jacqueline Awa Diawara. pourtant wax naa ko Idi bi may ñëw nee naa ko ba duñu yaakaar ne dama truqué voile bi parce que bu ñu déggee turu Jacqueline bi rek. surtout Jackie bi. waaw Jackie bi surtout. dégg soxna alors mi ngi